la moo la poussé tey jii ba nga doon ko. avocat xam naa ne léeg-léeg bu ma ko waxee du neex a gëm mais man li ma gënoon intéressé mooy ma nekk professeur maanaam jàngalekat léegi nag ba ma amee maîtrise ba nga xamante ne bëggoon naa dem tugal am na ñu ma si waxtaanoon tel ngir it xam nga jamono yooyu dem tugal yombul amoon naa préinscription ak yëpp ma am ñu ma si waxal ñu ne ma léegi gannaaw dem mun na nekk mun na bañ a nekk léegi déposer pour nga def concours barreau bi donc léegi fekkee ne dem ñëw na du la wàññil dara bu fekkee ne nag demoo au moins nga def concours barreau bi tey mën naa wax ne loolu xëy na kooku amaana mën naa am ne déggul olof bu fekkoon ne dégg na olof ba xam ne may wax dinaa ko xëy na delloo njukkal si loolu waaye mën naa ne monnaie d'échange la ko def ne ma soo bëggee ma jàppale pour nga dem da ngay def concours barreau bi parce que kooku avocat la waaw ni ma da ngay def concours barreau bi léegi soo demee baax na boo demoon it di nga jàll xëy na mën nga jàll concours barreau bi daf ñu jege nag xaw na nu jege tuuti léegi na ma lépp lay frais pour dem mën nañ ko kii waaye terewul bu dee ay prise en charge ak yooyu waaye terewul concours bi na nga ko def yàlla suñu borom def ma déposer visa waaw visa bi mujjewu ma kaw ma def concours bi ndax bu ma deful woon lii waa ji xëy na du ma gungee si kii yàlla def visa bi génnul concours bari bi kii après nag ma xamante ne xëy na loolu la yàlla. parce que tey ñu bëri dañuy dégg ñu naan avocat tribunal mais comprendre ñu exactement ban rôle ngeen di jouer ci askan bi ma bëggoon nga gën a leeral ñi nga xamante ñi ngi seetaan ñu xam ndax da nga war a xaar ba am problème soo ko dem jëli wala da nga ko war a am toujours mu nekk ak yow heure boo amee problème mën ko woo mu mën la taxaw laataa ngaa yegg tribunal. waaw xam nga li ci gën parce que mbir moo gis rek da ngay xool li ci gën ak li mën a nekk. moom li may faral di wax li nga bëgg ak li nga mën li ci gën mooy avocat bi comme ni ngay waxee ne li ñuy wax ne tubaab yi dañuy faral di wax ne ñoom ñaar mënuñu koo ñàkk médecin bu baax ak avocat bu baax kon am ko di weccanteeg moom xalaat xëy na boo dee seet mooy di gën ci diggante bu nit di am ak avocat ba ma paree juste 3 ans de stage yi dama dem yàlla dafa def ma dem France def lu ñuy wax stage international dajeek foofu yeneen avocats yi nekk ci monde bi fekk cabinet bi ma nekkoon ñoom ñi may liggéey ba léegi bàyyi woon ma dem pour xool mais ba ma demee tubaab bi li ñu wax dañu ne mbir su yeggee tribunal rek daanaka mooy doxatul mu ne liy dox du yegg tribunal kon avocat ba mbir yi dox la lay jëriñ boo bàyyee ba yegg tribunal loolu mooy mbir yi doxatul ndax wax dëgg yàlla loolu ñëpp mën nañ koo xam nga c'est bu yegg tribunal sax mooy neexatul donc avocat dëgg-dëgg daf la war a accompagner ci say activité di la conseiller donc di la moytuloo lii parce que moom dina am benn expérience boo xam ne booy dugg ci dara mën na la dalal gungee la éviter loolu ay problème donc avocat li ci gën mooy mu leeralal la sa côté droit mu ngay dund ak droit mu leeralal la ko ba nga xam fi ngay teg sa tànk ba doo am problème léegi nag comme problème mënul ñàkk su problème amee tamit dina xam ni muy def ba solutionner ko léegi ñun concept bi ñu am nag ci avocat boo xoolee fii Sénégal xëy na avocat bi ñu ko jàppee rek mooy avocat pénaliste plaider jàpp nañ ko wutal ko avocat léeg-léeg tax nga dégg ñu ne wutal ko waxkat bu baax loolu fekk ne lu ci ëpp parfois tamit na fekk ne bay wey na muus moment boobu li ñuy wax ne moom la avocat bi di jëriñ te loolu tamit dafay baax askanu Sénégal xam ko parce que li may dégg ñu naan man de bëgguma nekk avocat koo xamante ne loo def rek mën na laa défendre boo ko fayee rek mu wax loolu que li nga bëgg mu wax mais loolu amut. ci kaw loolu sax moo tax sànq mën na la. waaw naka ngeen koy gérer. par rapport ak koor effectivement xam naa bu baax léegi nag niñ koy gérer si dul koor bu dee si koor it noonu nañ koy gérer xëy na nag koor gi illa la wala lay la boo xamante ne wala prétexte boo xam ne mën nañu poser question boobu avocat yi ni comme ni ngeen ko gisee nii. li liggéey la dañuy góorgóorlu ci seen liggéey mais dañuy góorgóorlu seen diine dañuy ragal yàlla am ñu ñuy moytu seen kéemtalaay kàttan léegi nit ki nga xamante ne moom dafa ñëw am problème lim lay doyee du nga jëndal ko liberté walla dara dafa ñëw ci domaine bu mu xamul te ñu nar ko teg ay daan c'est-à-dire nar ko teg ay daan yoo xamante ne moom comprendre daan yooyu ni muy demee mu bëgg ku ko ci leeralal déjà taxawu ko
ba li nga xamante ne moom nañuy waxtaanee muy le droit pénal te moom xamu ko mu am koo xamante ne moom mooy taxawaay ki xam droit pénal boobu kooku nag lim ci mën mooy bu fekkee ne dañ ko war a bàyyi ci dëgg-dëgg mu wax lu tax ñu bàyyi ko su fekkee ne dañ ko war a teg ay daan tamit mu xool daan yooyu ana naka nañ ko war a tegee pour mu am njëriñ parce que avocat dafa nekk lu ñuy wax auxiliaire de justice juge bi dafa ñëw moom pour àtte xam na li yoon wax xam na li code bi wax mais juge bi xëy na xamul ki muy àtteekal la. mais même ki ñuy àtte pour man am na yenn droit yoo xamante ne war na ko mën a xam parce que nit ki boo xoolee tey jii Sénégal. nit ku bëri nit ñëpp xamuñu seen droit. la plupart cas ñu si ëpp. waaw dégg na ñun ñëpp. waaw ñu si bëri na ci. Sénégal du Dakar kese. ci kaw ci lañ bokk. dëgg la feneen ak feneen ci lañ bokk. dëgg la mais tey jii lan nga leen mën a baaxee. nul n'est censé ignorer la loi léegi li am solo ba am solo mooy gis nga nit bu yaroo daanaka si yar boobu xamaa ne ci lu ëpp ci wàllu droit ndax droit lan la nga am say àq sañ koo laaj. nit am ay àqam nga war koo respecté mu am yeneen àq yoo xamante ne moo tënk dund bu ñuy dund en société c'est-à-dire li nga xam ne yaa ko moomal sa bopp muy sa intégrité physique sa alal ak say biens yow xam nga ne ku nekk xam nga ne li nga moom sa yaram nit amoo droit nit di la dóor wala di la bund xatal sa alal nit waru koo jël te joxoo ko boo ko dénkee war na la ko mën a delloo kon sa àq yooyu yëpp na nga xamante ne da nga war a xam ne ay àq la yoo war a nangul ñeneen ni la wa boo ni nga yaroo ba xamante ne waroo saaga nit tamit noonu nga war a imposer ni nit du la saaga ni nga maanoo par exemple ba doo laal alal jàmbur nit tam noonu la bañ a war a laalee sa alal wala ngeen teg ko tënk ko ci lu leer kon nit ñi nañ jàpp ne li ñuy sàmm bëggal ko seen bopp ñoom ay tam te ay nit tamit di warloon teg ñoom ngir bañ leen tooñ ci côté boobu muy seen yaram muy seen alal ñoom tamit noonu nañ war a sàmmante ak ñeneen ñi mu ci seen alal ak ci seen yaram kon loolu mooy nit ki bu yaroo rek. est-ce que tey nit ki am na droit police jàpp ko wala gendarmerie jàpp ko mu leen du ma wax tant que sama avocat ñëwul du ma wax. waa guddi fii jamono yi ñu toll loolu mën na nekk c'est-à-dire buñ la jàppee interpellé la yóbbu la ci commissariat bu dee am nga avocat mën nga wax ne dama bëgg ñu wool ma sama avocat ba mu ñëw liñ may laaj ñu laaj ma ko ci kanamam su fekkee ne moom day toog ngir déglu lool avocat bi ñëw xool ndax kii kenn bu ndoxatalul ko wala yu demee noonu ndax nit yàgg na ñëw tribunal wax ñu ne man dañ ma dóor moo tax ma wax lii mais comme li ma doon wax sànq mooy nañu jàpp li nu bëgg ak li ñu mën. ci kaw est-ce que bu fekkee woowuñu ko am nga droit toog ne waxuma. non bu la yoon jàppee nga war la poser ay questions te indiwoo beneen avocat. benn avocat boo xam ne moom moo la war a mën a taxawal encadré la pour nga wax mais yoon bu la laajee da nga war a tontu nag nit yi nañu xam loolu. parce que yoon bu la laajee tontu woo def ci tiir ay cons leeral ko. non il faut nga wax bu fekkee ne sa avocat dafa war a ñëw nag mën nga ne nañ ko xaar sama avocat ngi ñëw mais sa avocat bu ñëwul affaire yi du comme film américain yi ni ñu koy gisee ne je ne parlerai que sans la présence de mon avocat parce que foofu yoon boo amul avocat da lay jox avocat. mais fii sa avocat li koy boole ci mbir yi mooy nga am ko kon soo ko amul ñu ñeneen ñi war a séq ak yoon noonu nga war a séq ak yoon gannaaw ñoom dañ lay laaj di la enquête te laaj bi ñu lay laaj nekkul ne laaju xaritoo la yoon moo leen may sañ-sañu bu dara amee ñu koy càmbar ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko fekkee ñu posé leen question ngir ñu leeral mbir yi kon bu la yoon laajee da nga war a tontu li may wax ne nit bu yaroo rek. lu gën a bëri sàmmonte nag ak àq yu bëri nit ci bu la laajee da war nga ko mën a tontu bu la laajee loo xamul nga ne ko lool nga may laaj xaw ma ci dara. métier bi ban risque moo ci nekk. métier bi bëri na risque yi ci nekk risque yi ci nekk parce que li ma jàpp man risque yooyu nag c'est ku nekk nag. ak risques yi ni nga koy gisee ni nga koy analyser parce que benn mooy xam nga man pour man ci côté bi gën a sensible mooy nit yi ñu lay tàmm di la woo ndimbal di la tàmm di la woo pour ngay taxaw nit di la tàmm jox yenn responsabilités yi yenn gëdd yi ci li ngay liggéey mën ngaa dem ba yow sa wàllu bopp nga xaw a am yoo fàtte pour man bokk si en tant que rapport yi ngay seq ak nit yi si en tant que ni nga war a doxalee sa àdduna nga fàtte li nga doon wala fi nga jógee waaw loolu mën naa nekk
te loolu ñaare habitude bi moom moo koy indi sa wax mën nay dem di changer si diggante ak nit yi ak yeneen yu bëri daal nga xamante ne nit ki dafa war a côté li ñuy wax déontologie chaque jour ngay nangu remettre sa bopp en cause. parce que loolu mais risque la nag wax ma ne loolu ku si nekk rek liggéey bi loolu day am mais dama gis ni risque dundee noo waratu woon dundee en tant que nit simple mën na laa dab risque boobu rek laa si gis. nga tasante dossier boo xamante ne jaaxal na la trop mais yàlla def na gañ ba foogoo woon na sax affaire bi ko dégg. waaw mës naa plaider benn nit koo xamante ne dañ ko tëjoon li ñuy wax giiru dundam maanaam perpétuité ñu ñëw plaider ko wax dëgg yàlla ndax xam nga défendre nit ku ñu tëj perpétuité moom mu def appel maanaam gis ko rek njëkk jàpp ne kii giiru dundam dootul génn loolu moom dafa doy waar. yàlla def ci biir audience bi ñu am li ñuy wax benn forox ndol benn am fu ñu jàpp rek téye ci ngoy ci rek plaider ko loolu plaider ko li ñuy wax acquittement léegi yàlla mu ñu def ñu acquitté ko waaw kooku moom ba juge bi jëlee décision ne acquitté nañ ko yaakaar naa ne foofu mu taxaw ci biir tribunal foofu la julli ñaari rakk may xalaat nit koo xam ne ba muy xëy maam dañ ko ne woon sa giir dund dootoo génn maam balaa ngoon di jot ñu nekk mën nga jël sa bagage ñibbi sa kër loolu bokk na ci li ma marqué si li ma mës a plaider yëpp ndax loolu dafa xaw a fort nag dafa xaw a fort donte comme je dis nit yi seen liberté moom nañ leen yéene te si mën nañu liggéey pour ñu am ko mais dina may circonstances yoo xamante ne yow sa bopp humainement mën nga xaw a perdre espoir tuuti parce que tëj da ngay ne nit bu nga ko tëjee giir dundam rek lu mu def rëy na waaye ñëw di plaider kooku suba si moom nu mu xëyee mu jàpp ni giir dundam dootul génn balaa jant di soo ñu ne ko mën ngaa ñibbi loolu moom yéemoon nañu te sant nañ si yàlla bu baax a baax. am nga tasante boo xamante ne bon da ngay jàpp ne bii moom leer na ma ne lu mu gàtt sama client war na tëdd dem 10 ans wala 15 ans nga ñëw fekk affaire bi tamit yokk ba jaaxal. waaw loolu mën naa nekk parce que tamit xam nga juge yi ñoom dañuy am sensibilité dañuy am gis-gis ñun li ñu mën rek mooy wax leen ni lii kat jàpp na ni nii nañ ko war a gisee. mais léeg-léeg juge bi ñëw am benn sentiment boo xam ne ni nga mënee ñëw wax ne kii sama client dafa war a ñibbi parce que deful dara noonu le procureur mu ne jàpp ne si client bi nu mu def dafa graaw yow nga ñëw jàpp ne kii nu mu def doy na waar juge bi am si beneen lecture pour x raison parce que moom intime conviction am nañ ko wax ci biir débat yi moom lu mu si yëg loo xamante ne yow xëy na yëgoo loolu ndax yàgg nañ fi téye ay nit ñëw ba jour bi ñu bàyyi leen fekk ne yow mën nga ñëw di laaj ay clémence pour ñu yërëm leen juge bi bàyyi leen relax leen purement et simplement parce que loolu la gëm loolu la yëg si procès bi donc yu mel noonu daanaka doonte da lay bett aussi mais da lay neex quand même. mais depuis ba nga duggee ci liggéey ba léegi ban problème nga si mës a jàkkoonte mu jaaxal la yow boo xamante laal na sax ba sa vie privée. waaw am na xëy na sama vie privée. je sais pas ndax am na parce que problème yi moom parfois ni nga koy dundee si baro bi bon dina influencer si sa environnement parce que avocat mooy liggéey boo xamante ne boo malheureusement soo yoree dossier bi xaw a compliqué wala nga yore benn cas bi xaw a compliqué booy wàcc tamit day des sa biir xel donc noonu ngay ñibbee ak moom donc peut-être dina am yenn influence yu muy am ci sa vie familiale parce que bon peut-être tu es un peu affecté par la décision wala yu demee noonu mais sinon bu dee comme problème nii rek professionnel boo xamante ne dem na ba sa laal sama vie privée bon jàpp ma ko si liggéey bi par contre nag non mais am na ay dossiers xëy na doo mën a jàpp ne nii yëpp teewandoo mais am na ay dossiers yoo xamante ne parfois mu jaar sa loxo doon ay dossiers yu compliqué parce que tamit xam nga léeg-léeg défendre nit ñëw war ko wax ne wala nga war a wax ay mbokkam ne kii kat tëj nañ ko nangam yooyu day doon parfois situation yi difficile parfois nit ñëw am yaakaar jox la dossier am pour demander dañuy wax ay dommages et intérêts gars yi ñëw duñ ko jox dara parfois nit ñëw ñu condamné ko ay millions yu bëri fekk mu nekk ku la jege ak yoo xamante ne léeg-léeg nga am sa mbokk nag mu jege la ñëw nekk am problème ak yoon non su boobu nag ñaare ngay léeg-léeg ngay xam doole yoon
c'est-à-dire sa mbokk koo xam ne séqu leen xaalis séqu leen dara mën na nekk sa xarit ngeen màggandoo amandoo ay jaar-jaar mu ñëw am problème ak yoon nga jéem munoo ci dara loolu dal na ma te lu metti la sa xarit ku la jege nga ñëw taxaw ak yoon plaider ba nga xam ne ñi ngay plaider dinañ xam ne ñii yaa quelque chose terewul ñu condamné ko loo xamante ne yow. non waaw loolu métti na. day faral di am parce que léegi-léegi bërëb liggéeykaay boo gis wala groupe boo gis ñuy ànd moo xam ba ci équipe football la donc mën naa am itam ba ci équipe boo xamante ay avocat ñoo fi nekk. benn relation nga am parce que juste bëri dañuy nekk si télé wala nekk si rajo yi ne ban dañ ko sama gaañ wala sama naam fekk la ngay woote sax nekkul ci yow est-ce que loolu am na ci yéen. xëy na du ñàkk mais man personnellement peut-être rapport yi ma am ak gars yi bon c'est des rapports yoo xamante ne vraiment. awma conflit d'intérêt ak ñoom parce que man tamit benn mbir moo am ci man wala si ni may dundee mooy que maa ngi si liggéey bi mais tamit am na yeneen centre d'intérêt yi ma am c'est-à-dire ba tey fu may wax ak yow nii 13 ans après boo ma laajee sama carte étudiant dama la koy jox parce que maa ngi continuer di dem université maa ngi jàngale en même temps tamit donc di intervenir si yenn écoles yi ce qui veut dire que xëy na awma benn xëy na conflit d'intérêt direct wala bu ma mën a am ak des avocats parce que tamit benn côté boo xoolee xëy na léegi génération yi commencé na changer les avocats sont un peu plus jeunes donc un peu plus peut-être xam nga ouvert sur le monde si yenn côté yi mooy dañuy xaritoo dañuy ànd di football yi dañuy ànd di dem di defi ay tournois donc te dossier tollooguñu foo xamante ne tey mën nga am dossier boo xam ne kiñ ciy jàkkoonteel sa morom la sa naataangoo la parce que lépp tamit ça va avec l'âge donc tey boo xoolee man ñi ma bokkal génération du ñoom ngay dégg ci dossiers yu mag yi du ñoom ngay dégg ñii xëccoo wala ñi xëy na bu ñu demoon ba waxante loo xamante ni donte liggéey bee ko laaj xëy na c'est des propos comme on dit aigre-doux ñun on est encore dans cette innocence professionnelle boo xamante ne ay xarit nañ y a une certaine camaraderie je pense que même pas une semaine avocat yi jeune avocat yi demoon nañ fii benn football benn tournoi coupe du monde des avocats en Espagne donc boo xooleen vidéo yi di nga xamante ne peut-être bon ñii ay xarit nañ mais li nga wax ni ma amee feneen xëy na noonu la amee fii man nag dunduma ko personnellement un conflit ouvert ak un avocat mosuma ko am boo xamante ne xëy na mos ngeen am dossier boo xamante ne yow yaa ngi défendre kenn ki moom mi ngi défendre kenn mais bon tasee moment boobu nan lay demee ci salle waaw léeg-léeg day xaw a tàng jër léeg-léeg day tàng jër mais xam nga su ngeen génnee dina la boy mais nu mu demee nii karang-karang ngeen waxtaan del soit du fa feeñ parce que su nekk da ngay bëgg sa client non bu ñu xasee ba sol robe yi ñun dañuy aligné wu si suñu position client tamit non parfois nga fekkee loo xamante ne bon mën na bañ a nekk sama cas directement mais des avocats yoo xamante ne bu ñu leen doxul woon seen diggante ñu jaxasoo foofu mais bu ñu génnee ils vont prendre le café ensemble ils peuvent prendre le café ensemble parce que tamit loolu mooy conviction dafa baax ci façon liggéey boo gis li ngay def nga def ka conviction bu jaree tam nga affronter dans le cadre professionnel ton confrère mais da nga koy affronter après bu ngeen génni la vie continue maintenant su fekkee ne à cause d'un dossier tamit nga joteeg benn avocat wala mu am lu mu la xañ nga bëgg ko jàppal comme quoi garde ko daa je pense que loolu day dénaturer profession bi day dénaturer profession bi. mais tey jii nga feebar ñaanal lu ma ko yàlla wala nga jël congé wala nga voyage dossiers yi nga xam yor nga leen clients yooyu naka la ñuy def ak yow itam tribunal bi naka la lay manqué. waaw mais bon man personnellement fu mu nekk nii peut-être je suis dans le cadre peut-être li ñuy wax d'une société d'une société d'avocats nga xamante ne dossier bi même boo ko jëlul di nga am sa beneen confrère boo xamante ne xëy na dina la si mën a substituer mais moom it que li ma wax ne xëy na awma benn avocat bu ma joteel personnellement wala mosuma am problème ak avocat un conflit ouvert ça veut pas dire que avocat yi amoo ci ay xarit donc déjà soo feebaree di nga naturellement même soo feebarul sax di nga am si ay avocats yoo xamante ne mën nga tàmm di leen woo di leen wax ne jour bi kat duma fi nekk est-ce que mën na ma remplacer sur dossier bi wala est-ce que mën nga ma remplacer sur dossier bi ñoom dañ lay assurer lool. par contre am na ñoo xam ne boo waxee ñu ne non bu bëggee jël dossier jàmbur na ñëw fii nangu liggéey donc affinité boobu am na si monde si profession des avocats di nga gën a miin kii ka gën a miin kii di nga mën a nangu teg lii loo xam ne doo ko tekkee di nga ñëw am benn dossier boo xamante ne ki nga nekkal en face da nga koy ne
saa man préparé wu ma sama dossier mais ma renvoie boobu itam mu ne ma amul problème loo bëgg noonu la mais am kenn koo xam ne bu nekkee en face doo ko sax dem laaj parce que sequ leen ko parce que mos ngeen am benn antécédent sur le cadre dans le cadre professionnel wala yu demee noonu mais sinon bu fekkee ne nag da ngaa feebar gëj a dem tribunal xëy na benn côté tamit dina la manqué professionnellement parlant mais tribunal liggéey tribunal du yomb de Mohamed jël ay cas nit di ko défendre mu jël yaakaaram yëpp teg ko ci yow loolu boo koy nam gisul day gën a jaaxle bu la gisul day gën a jaaxle mais namm bi ngeen namm tribunal tamit c'est toute proportion gardée de maanaam tribunal du terrain football de tribunal du terrain football. noo gisee avocat yi nga xamante ne léegi génn nañ tribunal ba ñu ngi ci terrain football ci terrain politique. waaw mais politique mënut a ñàkk dans la vie. pour man parce que su ma juumulee sax ay temps créé woon nga fi benn mouvement. waaw créé naa fi mais dafa mel dafa mujj bloqué. waaw dafa xaw a bloqué tuuti parce que tamit xam nga Sénégal dafa toll fenn foo xamante ne li ñuy wax notion idéale maanaam bu doon lu ñu sóor tamit ñoragu fi noonu. te xëy na dugg bu ñu bëggoon dugg ci mouvement politique yi c'était à partir d'un idéal am lu ñu gëm am loo xam ne jàpp nañ ne ci lii nañu war a dox walla ci lii nañu war a jëm mais lii doxal politique Sénégal nekkagul idéal bu doon ne sóor nañ ko tamit ñoragul politique au Sénégal c'est des questions de moyens koo ci wax ne nañ jub defar lii kat mu ngi seet nan ngay jëflante ak moom ak loo ko mën a jox. Ça a dénaturé, ça m'a fait connaître un autre aspect particulier de la mentalité sénégalaise. moo tax tamit côté boobu ñu xawoon ci jël un peu de recul mais avocat yi nga xamante ne xëy na dañoo dem ba dugg dans le mouvement politique am benn une vie politique bu fekkee ne chronologiquement jaar nañ fi ñu war a jaar li ñu wax ne c'est une voie normale pour mën a parvenir à la politique parce que lecture bi ngay am ci àdduna bi nag boo nekkee ci profession bi Mohamed ça te permet d'avoir quand même une certaine clairvoyance et une certaine intelligence de la vie loolu fondamentalement te boo xoolee ñu bëri fii certains leaders politiques des grands hommes ils ont été avocats mën naa la wax ñenn ñi ci gën a siiw boo xoolee Nelson Mandela ay mbiram foofu la commencé boo xoolee Mahatma Gandhi avocat la woon du ma tëb maître Abdoulaye Wade avocat la woon boo xoolee Nicolas Sarkozy avocat la woon boo xoolee Barack Obama avocat la woon François Mitterrand avocat la woon donc bu woon ne des grands noms yoo xamante ne xëy na ils se sont forgés à partir de la profession d'avocat donc mën na nekk une suite logique lu normal la mais loo gis dafa am yoon boo ci war a jaaree da ngay nekk ci mbir ba mu saisir loola am li ñuy wax parce que la base aussi de la profession d'avocat mooy c'est la sauvegarde xëy na li ñuy wax des droits de l'homme ak yelleefu doomu aadama liggéey avocat da lay may nga mën ko mesurer ko dans le sens de la liberté du droit pénal mais mesurer ko aussi si yeneen agrégat serait dans d'autres proportions nga xam ne règle wala état bu nootee nit da ngay dem ba sentir ko da nga koy mën a yëg loolu nag foofu mën nga ci tollu fippu wala nga bañ ngir sa askan boo xoolee ñu mel ne ay Mahatma Gandhi wala Nelson Mandela mais du rek ne parce que maa mën a wax kon tey foog ma defi politique moi je vois pas les choses comme ça. mais léeg-léeg du am benn dossier boo xamante ne day nekk dossier bu am buzz xëy na avocat yi ñu ci jël pour ñu def ko xam na ñeneen ñoo xam dañuy bëgg ñëw participer parce que dossier bi moo toll noonu. pour am buzz. am nañ ñu ko yëgee noonu mais dëgg ak buzz dafa xaw a sori woo. mais dafa am loo xam ne dama koy répéter c'est-à-dire profession avocat bon à la limite am na côté boo xamante ne ni nga koy gisee. mën na nekk benn côté bon avocat yi peut-être am nañ xaalis benn côté bling oto yi ñuy dawal montre ñuy takk wala yu demee noonu mais liggéey avocat dëgg nga def ko sérieusement non mënoo talam buzz parce que dossier bi ñuy wax moo lay may buzz génn ak tëjub nit mi ngi ci kon boo amee buzz mënoo ko gis du pour yow lay amal buzz c'est-à-dire ñaara am nga feeñ wala sa client feeñ wala dëgg feeñ te sa client ak dëgg moo la war a intéressé nit ci boo feeñee de trop rek nëbb dëgg dafay laaj nag benn dimension pour yow nga mën a feeñal dëgg ngir sa client yow nga mën a effacé wu léegi nag amaana boo defee loolu ba sa client xëy na génn
wala mu am benn liberté wala sa liggéey am benn résultat liggéey boobu mooy dellu si yow de bouche à oreille. su fekkoon buzz kese ñu may avocat yi ñu def publicité avocat du def publicité on a une profession qui est très très engagée. kaay leen maa mën loolu avocat mayuñu ko génn télé bi wala am site internet ne kenn gënuma ay avocat mayuñu ko parce que dafa am benn côté secret benn côté déontologie benn côté responsabilité bu ñuy xaar ci avocat. responsabilité boobu day dem ba nekk si sutura nit yi lim lay wax secret yi mu lay wax loolu munoo nekk yow nit koo xamante ne yow sa wàllu bopp yow nit koo xam ne saa yoo gisee mi ngi si buzz bi moo yore rajo yi moo yore cooy yow boo koy wax tam di nga am fay yem. dëgg kon buzz ak yooyu. mais tey jii lan ngay wax jeunes yi nga xamante ne bon ñu ngi université wala ñu ngi ci lycée yi lan nga leen wax ci métier bi loo xamante ne dina leen gën a motiver pour ñu ñëw ci. waaw li ma leen mën a wax de mooy métier bi nekk na métier boo xamante ne lu nit bëgg a nekk mën na ko jaar ci métier bi ba am ko lu nit bëgg a nekk nag ak lu nit bëgg a liggéey. métier bi mën nga ci sutura am ci teranga àdduna te mën nga ci liggéeyal bu dee diine ñor na la mën nga ci liggéeyal sa diine te métier la boo xamante ne saa yoo xëyee jàng lu bees boo ko jàngul ci droit jàng ko ci àdduna parce que amul kenn même bu fekkee ne mës nga plaider 1000 personnes amul 1000 personnes yooyu kenn koo xam ne bu ñëwee la keneen ki wax la lay wax problème bu keneen ki dund ngay day dund donc tu peux junni nit nga am ay contact ak ñoom défendre leen am loo jàng ci ñoom am loo jëlee ci ñoom am lu ñu def ci yow non métier bu mel noonu pour man c'est un métier extraordinaire mais c'est un métier aussi très 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 difficile ndax ku ñëw dénk la tuuti ci ay problème am bu yàggee nag soo amul chance loolu mën na am benn influence bi muy am ci yow du lu yomb du yomb am na lu mu laaj tarxiis tamit xaj na ci lu ne xaj na ci mais nag l'essentiel mooy nga def ko ak yéene ak àq bi nga xamante ne moom moo ci war waaw man loolu laa gëm loolu laa gis. waaw xanaa di leen gërëm rek di leen sant it di wax ne xëy na tey émission bi jaar bi xëy na dina mën a permettre nit ci xam ne amaana avocats yi comme nañu wax rek ce ne sont pas des êtres à part maanaam ay nit nen yi woor di ndogu di xiif di sonn léeg-léeg parfois tamit di juum ci ay mbir mais c'est des personnes yoo xamante ne wax dëgg yàlla Mohamed xam naa leen fréquenté naa leen maa ngi seen biir bëri na nit yu baax bëri na nit yu am ay yéen ñu rafet bëri na ñu ak doomu aadama yi ñor waaye bëri na lu nit di toog di wax ne avocat yi de loo leen wax loo ñu def wax ko loo leen def loo ñu def ko demeewut noonu xam nga nit ku la mosul dimbali c'est-à-dire nga dem ba jàkkaarloog ni ñuy wax tëj la giiru dund nit ki ñëw doon sabab wala prétexte wala waxam dool di tax nga xamante ne ba ngay xëyee si giir dund la tëj ba ngay ñibbi ba ngoon jotee nga ñibbi sa kër nit ko soo sequl ak moom lu mel noonu lu nekk mën na ko koo tam lu nekk mën nga koo wax waaye nga xamante ne c'est des gens qui sont dignes des citoyens honnêtes yoo xamante ne ils font le maximum en tout cas daal pour que ñii ñëw si ñoom pour faj lu soxla seen soxla mën a faju waaye nag soxla yu faju yooyu du luy jaay ci boutique nit yi ñëw di ko jënd parce que jël naa avocat rek war problème bi dafa war a jeex wala lii dafa waroon solutionné wu su fekkoon loolu yow doo am problème yow mi am problème bi ba ñëw ci avocat su fekkoon nit rek doy loolu lu mu bëgg rek am ko kon yow doo am problème da nga xamante ne les avocats sont dans une obligation de moyens te nit yi nañu xam tamit ne amul nit nu mu mën a jàkkoonteel ak yoon loo xamante ne soxlawul ndimbal avocat moo xam ngir ñu teg ko ay daan wala ñu bañ ko koo teg moo xam nuñ koy tegee daan yi ñu ko war a teg loolu mooy problème bi dimbali nit ñi fi dañ koy dund li ñuy wax loo wax ñu leen dimbal ak yërmande dimbali nit mu nekk ci tolof avocat day liggéey loolu fexe ñu yërëm ko ci ki nga xamante ne moom mooy doxal yoon avocat day dund loolu kon nañu xamante ne métier bu rafet la ñi fi nekk seen kéemtalaay kàttan nañuy def
ngir tamit dimbali nit ki ko soxla si ñoom te si réew mu leen bokk lu nu jàpp ne rafet na mi politique dinañ si jéem a dugg lu ñu jàpp ne baax na tamit dinañ ko jéem a wax ñu bàyyi moytu rek dugal leen si benn carcan def leen te ñoo xamante ne c'est des branches à part benn nit à catégorie à part ñoo xamante ne xëy na sont spécial wala si xaalis nañuy dund wala lii si nii nañuy dund non non c'est des citoyens ordinaires am si ay xarit comme yéen ni ngeen nekkee xëy na suñuy xarit di am ay tolof-tolof comme ñëpp di am ay jafe-jafe mais ki am tolof-tolof bàyyi ko dem di dimbali nit pour génn si tolof-tolof kooku bu gënut it yeesut loolu laa ci bëggoon wax di leen dellu jaajëfal di leen remercier ci di leen ñaanal it ñu fekkee kay déwén yu bëri si weeru koor bi ñu nekk. merci maître kontaan nañ trop ci invitation bi di ñu accepté ñu ñëw nga gën ñu xamal liggéey avocat nit ñi nga xamante ne xamuñu woon seen droit ci lu bari nga xamal leen ko si ñu ngi la si sant bu baax di la ci gërëm émission bi nag jeex na fii la yem maa ngi ca àndaloon nag Abdou Fall Diaw ak Jean Pouy di leen jox di jare ci beneen numéro.